Go on a relaxing journey to invigorating wellness. Follow a serene style of nurturing spa therapies and unspoiled natural beauty. Welcome to the Olala Spa at Caraba Beach Hotel. Feel inspired by a renewed sense of wholesomeness and harmony from revitalizing and rejuvenating spa treatments. Be refreshed with healing skin and body treatments like the steam spa, hammam, waxing, threading, and so much more. Get your spa membership today and enjoy the VIP lounge with your weekly massages, monthly facials, manicures, pedicures, and other services. Share the gift of wellness with our gift certificates to your friends and families, or reward your employees with the Olala Spa gift. Olala Spa. Rejuvenate your mind, body, and soul. Call us on 51-00022 for more info. Olala Spa. Not just a spa, but a spa with a difference. You are the only one the rest of it. Baby girl, I need your company. Nanga khana ya may matale. Sama merete, wax ma ñu tok ñu waxtaan. Sorry about that. Okay, ñu ma delu rek suma waxtaan bi li tax ma ñëw. Alright, li gëna tax ma ñëw moy yëfi sañang bi. Bu gëna sé sanu suma kaddu tuuti. Waaye fi ma ko njëkk a starté mooy rek di wax nit ñi rek ne it is very important, very 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 important pour ñuy respect nit ñi seen opinion. Gambien bi rek laa dee gis ne keewut faalewut respectut opinion yi keneen. Yow soo amee sa opinion nga di ko wax nit yi dañ dee gis ne you're on the wrong side. Si wrong side bi nga nekk yow sa opinion soo ko amee soo ko bëggee wax rek kii mu ngi si wrong side bi gisuloo li moo wax nii. Hadijatou Kunte nuyu naa la. Ci Gambie rek la xew. Gambie rek la xew ne yow waruloo am opinion. Sorry baala leen ma mu nekk lu doy waar. Da ngeen war a allow nit ñi ak seen opinion nit ñi dañ am seen opinion. Nekkut ne saa su nekk rek yow da nga war a agree ak nit yi lu ñuy wax. Man I'm not always right and I'm not always wrong. People are not always right and they're not always wrong. So bàyyi leen nit ñi ak seen opinion. Da ngeen am seen page yi nit ñi respecté leen seen page yi soo leen ñëwee seen page yi di fa wax di fa xaste di fa saaga di fa def fa lu leen neex. Kenn du ci dee am affaire di ngeen dee bàyyi xel ne di ngeen war a gis nga boo leen buggee di am ay banta oo ngeen am ay tontu wante oo ngeen am ko leen naay tuutil ak yooyu noonu xoolaat leen seen bopp bu baax ngeen seet ñi nga xam ne ñoo de nekk yéen seen page yi di defanteeg yéen wala di tontu wanteeg yéen wala di defanteeg yéen def leen ñooñu waaye ki nga xam ne du xool sa page du dem sa page du laal sa page amul affaire sa page nga la bàyyi leen kooku si jaamam. Te ngeen respect nit ñi ak seen opinion. I have an opinion like everybody else. You have an opinion like everybody else. We are all Gambians. As far as ne ñun ñëpp Gambien leen kenn ëppalewut kenn biir Gambia. Am ngeen ni ngeen amee droit pour wax ci Gambia noonu laa amee droit pour wax ci Gambia. But you guys, you hide behind the lii pour xasee ñu ko bër bu set. Oh, you're in the media. Oh, you have a page. Oh, people follow you. Oh. Just because of that, we don't have a right anymore. Just because of that, we don't have a say anymore. Just because ñu ngi si media bi rek
ñun we should see ourselves as these big people. yéen a dee dictator, yéen a dee tax nit fuuy, yéen a dee tax nit ngeen baal ma de bu ma ne yéen xam ngeen ma delluwaat fa rek comme dima ko dee waxee rek ne suñ ne yéen dafa mel ñi ko dee wax a tax ñiy wax du ñi nga xam ne bokkuñ ci. so pour ngeen baalal ma su ma ne yéen maa ngi koy généralise waaye miinut ne yéen mii maa seetaan wala yéen ñëpp laa nekk di wax non façon yi nit yu dee def noonu ñeen a Gambien si yéen a tax tey ku warut a fuuy dina fuuy, ku warut a beew dina beew, ku warut a nekk dictateur na nekk dictateur, ku warut a xaste dina xaste, ku xamut boppam dina jékki-jékki sax non jéggi dayoo. because of lan this thing power bi ngeen dee jox nit ñi. hay si media nga nekk Fatmata bul bindal lii, si media nga nekk bul wax lii, si media nga nekk bul def nii, si media nga nekk bul def ne le baax na pour ngeen dee wax loolu. si media nga nekk bul wax lii bul wax lële baax na ci kaw mel ni nga gis kooku nekk ci media mu ñëwoon taxaw fii taxaw mel ni comme ma ni tey ma ñëw toog Facebook di saaga nit ñi ndey wala may wax lu nga xam ne du suma jikko du ñu may def boobu nit ñi war nañoo daw si ñëw ne la ne ah si media nga nekk nit ñi dañ la dee déglu bul defee nii waaye nit ki am opinion am ngeen ne boobu tamit rightut waru koo def. loolu is not fair te nit ñu bëree loolu lañ nekk di def all in the name of si media nga nekk all in the name of politician nga all in the name of president nga all in the name of celebrating nga. excuse you gis nga bu yàggee kooku bu dul wax wala bu dul def yene foofu ngeen a starté di gisee ne kooku dafa ignorant te fekk xëy na kooku ignorant nekku dafa ignorant de because of nit ñi ñoo koy toppanaan ko yow ci media nga nekk yow président nga yow lii nga yow léeg nga bul di wax li leen ñu tardel li leen ñu yaaxal ñun lu baree kay so nañ bàyyi loolu tuuti li nekk di happen biir Sanyang bi pare gis nga yéen a Gambien yi li ma dee gën a merloo ci ñoom daf leen a óor ne kii moo nekk ku nga xam ne daf day nekk di wax ci yeena yi fu ñu gisee ñu néewal nit oo ñu dara daf ci day ñëw wax ci waslu si aaxa waaye dafa am ñeneen ci yéen daf leen a óor loolu ci nit ki de waaye ci fence bi ngeen nee toog di hard down fooli kooku ay ñi ci media ñoo soona waaye ñi nekk public figure sona nañ ñi nekk ci media sona nañ ñi ñoo ooye celebrity sona nañ ki ñoo ooye président bi sona na ki ñoo ooye politicien bi sona na ki ñoo ooye borom ndomba tànka sona na ki ñoo ooye borom alal sona na the list goes on lu ko sonal mooy benn wax bi rek la benn affaire bi la kooku amatut droit amatut say it's like yéen a gën a am a say in the Gambia than other people. Whatever is happening in the Gambia lu ma mun a jóg dama dee joxe sama bopp exemple ngeen pour ngeen understand lu ma mun a jóg naan ne ok man fii laa support wala nii laa defee noonu laa war a mun a jóg tey ëllëg ma ne ànduma ak ñii nii lañ ko gisee ne laa gisee man soo ma droit la man ci sama right ni nga nekkee sa right waaye yéen a Gambien si ku am opinion am rek dañ la dee gisee ne you're on the wrong side si opposition bi nga nekk di difin farleel président bi nga nekk di farleel kii nga nekk waaye ma wax leen dara su ma bëggee farleel président bi sax wala bu ma nekkee the opposite side sax is it not my choice? It is my choice. waaye dafa am ñu nga xam ne dañ dee toog ci fence bi xaar Fatmata Coker bu binda rek ñu jomp ne lii la ñoon xaar tey binda na lu rong soo loolu gis nga boo toogee ci fence bi di xaar Fatmata Coker bu binda wala moromi Fatmata Coker bu binda wala président bu def mistake you will always see mistakes even soo gisee lu nga xam ne sax nekkut mistake you will always yéen xam ngeen ne man moom suma wàlli boppa yi may wax yu bari sa exemple la waaye xam ngeen ne man suma wàlli boppa xam ngeen ne man suma boppa nekkuma koo xam ne dama ragal pour ñu wax suma digga su ma buggee wax suma digga bi dama koy wax li ma binda dama cee taxaw man dama believe in man suma xasee bi génn ibi suma gémmiñ bi wax li ma wax rek dama ko dee believe li ma wax i booy nuyu naa la bu baax a baax dama ko dee wax saa su ne nag temps yi ne duma dee bugga di block ñeneen nit ñi su ma nekkee di def programme mun naa wàcc alxuraan ne Elite Media ba mu commencé ba léegi benn nit laa fi block mooy keroog sax am na ku doon di saaga or something ma block ko
waaye duma dee bugga di block dama leen fi dee bugga bàyyi but ànd naa ak nit ñi liñ dee wane sometimes you have to just block some people if they xam nga suñ become very abusive di saaga nit ñi look how many times have people told you ne if you come to kenn mu ngee def live you're not comfortable with what they're saying like loo ko just bounce rouse bounce waaye déedéet di ngeen toog foofu noonu bugga koo contrôle bugga koo wax li mu war a wax bugga koo saaga bugga koo lii bugga koo lële anyway li gën a tax sax ma ñëw gën a wax mooy affaire yi Sanyang li faa xew am na ko wax volume Hadi Kinte fanaa nga yokk sa volume bi foofu fanaa si yow la de affaire yi Sanyang li faa xew ma binda suma post keneen binda postam keneen binda postam dama entitled to li ma binda nga entitled to li nga binda yow bindal sa post parce que yow yaa ngi foog ne yaa ngi right man ma binda suma post foog ne dama right keneen binda postam foog ne fa right it should be like that waaye binda naa suma post ñëw nga condemn suma post nekk ngeen mag yu ñàkk a fayda ñeena ñi ngeen baalal ma I'm just gonna say it as it is am ñoo xam ne dañ ñàkk a fayda mag yoo xam ne dañ ñàkk a fayda dinaa ñëw lu tax mu wax si loolu ngeen nekk mag yu ñàkk a fayda instead of ngeen taxaw wax xale yi dëgg bi li ngeen leen war a wax non da ngeen naa ñëw ngeen gis ku def si postam am opinion am ngeen ñëw ne ko li nga wax dafa wrong dafa am mag ñoo xam ne ci Facebook bi duma dem seen page duma laal seen affaire dinaa leen like su ma mënee like su ma gisee ñu def lu am fayda su ma gisee ñu def see fi fitna duma ko like duma ko comment mun naa am ci ñoom du fitna waaye ci man fitna la mun naa am ci man fitna la waaye ci ñoom du fitna mun na am because that's my opinion and that's your opinion but because you feel ne boot nga xale yi ndaw yi boot nga youth si yow as a mag boo xam ne war ngaa fay safara bi dangaa ñëw di post youth si di seen screenshot di leen wane look at that girl lan la binda su ko defee ngay gën a fitna di merloo youth si ñu ñëw di attaque koo xam ne opinion am rek la binda loolu laa bëgg a boole ci suma wax bi ci yëfi Sanyang bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen man yàlla may na ma de li ma yàlla may mooy suma gémmiñ bi man maa ko moom suma baameel bi maa faa dem ànduma kenn baal leen ma uyu suma anti Gambia xam naa xëy na daf ma gis live salaamaaleykum kay xaaral ma dugal la danga bëgg a wax xaw ma da dinañ la dégg nag ci biir waa ñu ngi laa dégg asalaamaaleykum anti Ngoon waaleykum salaam Fatmata waaw na nga def maa ngi sant yàlla nama naa leen bu baax a baax yoo xam nga ne ñun ñoo la gën a nama nañ la ba namaatuñ la waaye waaw ma njëkk a wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waaw di leen jaale yu metti yi nga xam ne moo ñu dal wallahi waaye nag ñu delluwaat rek wax ne kullu nafsi saay xatil mawti ñaanal leen yàlla ñoom fañ jëm yàlla may leen àjjanay firdawsi liñ bàyyi gannaaw yal na leen yàlla may xole muñ Fatmata ñu delloo seen xel rek ne ñooñu defuñ dara lu ñaaw te yàlla seen borom bi mere leen ba jël leen seen waxtoo jot rek ñun ñi fi desit buñ tiitaroo ne ñu fi des defaluñ yàlla seen borom bi dara loo tax ba bàyyi ñu fi waxtu waa jotagul rek waaye bu jotee àlakuli xaal dina dem dinañ dem ne ñoo ñaan yàlla yal nañ ñu fekk yàlla seen borom bi booba mu kontaan ci ñun fekk nañ ci anam bu baax rek di wax nag ne Fatmata man benn comment rek laa bëgg a wax muy affaire yi wax ju ñaaw saaga ju ñaaw ci social media bi Fatmata kenn waruta ragal pour dem ci social media yow danga am sa opinion man ma am suma opinion nañ waxante ba man ma mun laa convince nga ne man de nii laa ko xalaate woon waaye anti Fatmata ne nii la
mbaa ma ne déedéet man kat nii laa ko xalaatee woon waaye Fatoumatta kooka kat idea bi foog naa war naa koo jënda oo ma comp tuuti ci suma bos boolee bosam réew mi war a jëm Fatoumatta ñaaw na ñu toll foo xam ne kilifa boo ne danga koo oo ci social media mu daw xam nga li tax muy daw mu ngaa bañ ñu saaga ndeyam mbaa ñu saaga jabaram mbaa ñu saaga njabootam indil ko wax ju ñaaw joo xam ne it's not fair. ñoom wax loolu sax bëggoon naa see wax parce que anti ngoon ñu waxante dëgga xam nga ñaata kilifa dama leen dee bëgg a indi sax dama dee ragal sax pour indi leen am na kilifa yu nga xam ne richoon naa out to ñoom bëgg leen a indi they said yes but man maa tayal si lii parce que da nga leen a indi pour niñ Gambien bi njëriñoo si déglu kooku lu ñoo sax suñ paree sax ñu binda li ñoo binda de waaye gis nga during your interview with them foofu la saaga bi di starté ak lii te loolu daw loo na kilifa yu bari so ñu bari mënatuloo leen a oo wax ak ñoom because of ñun suñ jikko yi waaw loolu moo laa woon nag ne amuñ problème yi leadership buñ doon change leader every month te ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci loon di daba change seen jikko yi it's going to be the same problem. But it's easy for Gambians to put a blame on someone. We don't have a problem with leadership. ñun ñoo am seen problème Fatoumatta ñun ñaaw nañ koo xam ne lii dox ci mbedd mi sax soxlawu ko. waaye ànduma yow foofu nag tuuti. génn tànk yi nga xam ne moom la ñoo sànni sax soxlawuñ ko Fatoumatta waaye man leen na laa dee wax rek gis nga ki yow ki nga interview muy ñëw loo xam ne Gambien bi daf cee jëriñoo am na fukka yoo xam ne ñu ngi caa jëriñoo mu am ñaar ñett ñoo xam ne ñoom xamuñ kooka topic ba moo wax sax di saaga di binda nasty comment di def noonu ñooñu moom laa woon ñooñu niñ toll moo laa woon ñim toll gis nga ka nga wax muy comment di bindal lu ñaaw kooka won na la kooku mooy kan jarutal laajte background am won na la moom mooy kan won na la ne moom bu yaayam bu fekkoon ne ndeyam mbaa baayam nga indi woon sax di ko interview sax dinañ ko saaga dina saaga parce que moom noonu la toll loolu la xam ci foofu la tollu daal Fatoumatta danga koo jëlee an exemple boo xam ne di nga dugga ci moto mbaa nga dugga ci train mbaa nga dugga ci boos ñetti fukki nit nekk si ñetti nit téye newspaper yi riit kooku bugga naa xam lii xew ci jamono mbaa mu am ku toog time news jot nga ubbi sa radio di déglu kooku bugga naa xam li ko jot li ko wër li ko surround mbaa nga indi koo xam ne ku mel ni Fatoumatta kooka oo keneen indi koo xam ne mun laa wax ne la li xew si jamono de jamono tàngaay lañ nekk waaye am na lekk yoo xam ne soo ko lekkee mel ni xaal dina wàññi sa température bi mbaa bul toog ci naaj bu tàng bi jëlal nangam jëlal vitamine C di ko naan defal nangam a nangam am na Fatoumatta am nga ci tiyaabo parce que am na fukki nit yoo xam ne xamuñ woon ne xaal am na ndimbal gu moo dimbale doomu aadama si jamono tàngaay am nañu si njëriñoo waaye su fekkee ki nga xam ne kooku moom moo loo wan na ne la man duma dara bugguma xam dara parce que yàlla subhanahu wa taala dafa am ñoo xam ne bindeewulee noonu ñoom ñoo yaroo noonu moo tax grassroots dafa baax soo yar sa doom ca banta ba jubbanti ko teg ko ci yoon mag du wax nga di ko saaga mag du wax ngay bind di ko saaga mag du wax ngay jël dara because mag mooma mun naa am mooma mag mbaa moo mënay morom mbaa mooy sa maamay morom kilifa yu bari wali yu bari ñu ngee dox si jamono ñu ngee dem ñu ngee dee ak xam-xam ñemi ñu ñoo nit ñi du ñoom ñoo ragal de sa maas gi yaa ngi ma ko wax léegi yaa leen ragal la indi ndig feedback ba ñoo am waaw boroom xam-xam yi nga xam ne seen xam-xam yaa ngi yaatu feebar baa ngee def musiba naaru laay ci àddina bi nit ñaa ngi ci am xam-xam nit ñaa ngi ci am pexe bu set nit ñaa ngay yokka seen xam-xam naka la seen dundin gën a baaxee waaye nas ni ñoo yokkee seen xam-xam pour dundin nit ñi baaxe noonu la nit ñoo xam ne ñu ëlbateku négatif si ñoom
ñoo xam ne noonu la seen xam-xam di màcce ci yàqa waaye nag ñu jël ko in a positive way boo xam ne bu fukka di yàqa ndawkat ba woykat ba dafa wax ne su fukka di gas fukka di suul du musa sotti waaye man dama bañ parce que nit ñi fi mu nekk nii nit ñi eewu nañ nit ñi xam nañ ràññee nañ parce que bu njëkk ba ku la koo saaga nga fayu waaye man ku ma saaga dama naan kii saaguma boppam la saaga parce que la moo tudda yaa ja ko jur mu ngi ko am du ma naxadi jërëjëf muy saaga may wax ngay indi kilifa muy maa jàngal loo xam ne it ne mu ngi maa jàngal pour suma dundin ni moo demee ca kanam mbaa suma wér-gu-yaram na moo demee ca kanam bete suma koom-koom bete suma doom bete suma dëkkin keneen di ko saaga si ron duma faale kooku te duma ko sopp sax ne ko doon comment parce que kooka daf ma won rek kooka background am kooku lan la ci sensé xam naa kooku lan la because doon comment yi sax amatul njëriñ anti ngoon ñii boo leen ne bul comment wala nga block leen amatul njëriñ dañ dee always déedéet dañ dee ñoom dañ am jot dafa am ñu am jot they will always open another account and come and still insult you so moo tax man I don't have the energy to block these people suma personal page nag maa ko moom ku fa ñëw bëgg maa dis def ma yene I will block you there because all my energy boobu waaye gis nga fii duma block kenn kii am na koo xam ne moom ba pare bala maa fii sax su ma la bëggee block sax dama laa bëgg nga dégg ba pare bala maa block because man dama toog fii pour wax ak ñu nga xam ne ñuy déglu lañ ñi ma yàggaa déglu ñu nga xam ne waaye gis nga dis new commerce ñu ñëw nii ba pare àndaa seen gang yi anti ngoon duma leen dee déglu just like this guy ku ñu tudda this Ibrahima Kamara mu ngi fa moom dafa impatient dafa yàkkamti moom du déglu waxtaan bi mu neen nit ñaa ngee dee ñu ngee complain yow so you just want me to come and dive in and talk about the deaths I'm not gonna do that. If you want to do that, go to your platform, sit there, and then talk about the deaths, and then talk about what else you want to talk about. Here, it's Elite Media la. Man tay, dama ñëw talk Elite Media pour waxtaan. I will run it my way, not your way. So I came, dafa am numa suma set, numa doxale, nun lay doxale. If you don't like it, like I said, bounce or rouse. Very simple. Very simple. Anti ngoon jërëjëf. Waaw jërëjëf kontaan naa waaw kontaan naa amin waaw amin ok ma ñëwaat rek delluwaat ci suma waxtaan bi rek fi ma ko bëgg a starté laa ko starté noonu laa ko jekkale and honest to God su fekkee ne this Ibrahima and Robin for the last time I hate to block you Robin Cole but for the last time yo Ibrahima if you're gonna be here disrespecting people or being anyhow, I'm just going to have to block you. If you don't like what I'm saying, it's no point you watching me. Period. Anyways, xam nga lii moo tax boo ñëwee di toog foog nga fàttali nit ñi lan nga def ak fan nga jaar te dama sonna sax dama ko tegal di ko fàttali nit ñi waaye nag feedback dafa wane ne dama dee war a fàttali nit ñi because it na am na ñu nga xam ne Gambia dañ dee ne dafa tuuti 2 million people tam xam na moo sakkan tuuti ñooñu tamit wax dëgg ne yàlla nekkul ne ñëpp ma xam be war a ñëw toog fii ne man maay Fatoumatta Kuka yaaga naa di wax soo ñëpp xam nañ ma so for the likes of this guy Ibrahima let me give you the benefit of the doubt I'm not gonna block you now but don't disrespect anybody here pour one la if you think that I'm sitting here complaining I'm not talking about the dead let me help you where were you the times that I have talked about the dead people that are dying where were you just because seen mag yu ñàkk fayda yooyu ñoo ñëw suma page oo leen pour ngeen ñëw di ma xas moo tax doo leen mun a xam because xamu leen ma woon man yàlla dimbale na ma ñu nga xam ne day light head nekk ñu daan ñu di déglu suma page bi ñu nga xam ne dañ am déggin ñooy ñu ma dee déglu so yow the likes of you tey di nga mun a ñëw parce que dafa am fi ñu la jëlee indi la pour nga ñëw pour nga defante ak man aw pour nga lifin because you are on my page yéen ñëpp a ngi woon suma page bi tey di binda and I was very calm. I'm sure you guys were surprised. I was very calm with most of you. Disrespect ngeen ma fasta wax ngeen fa lu leen ne dama ñëw ma leen sa di leen wax yoo xam ne xam nga pour lan I just wanted you guys to open up more and talk because it was open for discussion. Let us discuss it. But I will not have you disrespect me
bi ngeen egg si disrespecting me rek that's where I said no, that's it, we're gonna cut it right here, we're not gonna have it. Yes, Robin, thank you. I'm a dictator and I enjoy being a dictator. I'm a dictator in your eyes. Yow Robin problème nga am, yow doo Robin fake account nga am. Ñun xam nañ dañ la bàyyi si biir. Yow xam nga ki ma ooyoon ne ma bàyyi fa Robin fii la wut nii defee yow xam nga kii ma oo wax ma xam nga ne xam naa yow yaay kan yow Robin. Xam nga loolu bu baax because keroog yow xam nga ne Mohamed Dabo oo na ma man du ma dee nubu du ma dee laxa xam nga ne Mohamed Dabo oo na ma tëdu du léegi yow xam naa ne yow yaay kan demal nga toog. Xam naa ñan ngeen dee jël di leen support yéen ay yëfi support ngeen dee def di jël seen yeneen saakul yi rek am ne kii laa support kii laa farleel lu kooku ñëw wax lu mu baax lu mu nekk dëgga di ngeen ñëw ne du dëgga soo demal man awma sa time anyway ma jekkali suma waxtaan bi sax man yéen di ngeen yabaate anyways ma delluwaat fa before ma ñëw to the dead I will talk about people respecting people's opinion. I have my page. I will talk about anything I want to talk about. It's my personal page. Maak moo ma ko defalal ma ibi ko tuddee ko Fatmata Rahman Koka li ma fa neex pour ma wax fa laa faa wax lu ma bëggut a wax duma ko wax waaw it's my page. Respect my opinion like I respect your opinion. I don't mind. You can come and debate with me there. You can come and criticize me. I don't mind, but in a respectable manner. When you come there and try to disrespect me, all you will get in return will be disrespect. But I will not insult you, but dinaa la tontu te dinga ko yëg. First of all, let's go back to what I said on my page. Maa ko binda. Ma ne na ndax has it come to this? Ooyu ma keneen explanation. Waaye li ma mean has it come to this? Mooy ne ndax waroon nañoo egg si stage bu nga xam ne government bés da ngeen yàkkamti fast ngeen sop ngeen has it come to this rek def naa ko ngeen ne waaw léegi government la side waxatuma ngeen yarade ko ba bugg a dee wax naa leen ne ñi may saaga ndey publicly ñëpp di ko dégga awma seen tontu duma leen mos a tontu parce que dafa am ñu lu ma teg si Facebook bi te ñii maa seetaan te mandu te ñooñu di ma push ñooñoo tax duma mos a saaga kenn si Facebook bi waaye boo leen ñëwee nag ci suma messenger bi di ma saaga waxoon naa leen ko soo pare leen de screenshot si génne yéen mi nga xam ne saaga ngeen man day te ma buddil leen ndey si messenger bi I'm sure you will screenshot it and bring it out one day. I don't mind. That is private. You come and insult me private, I insult you back private. Suma yaay dafa sigal suma baay. Boo leen taxawee nag si Facebook bi di ma saaga publicly nit ñi di ko gis di ma mocca boobu duma ci wax parce que fekk am naa ñu ma mocca am naa ñu ma dalal waaye privately fu nit ñi yëgut boo leen ma buddi leen ndey ma buddi leen ndey fu buddi ndey gën a jaawee man Banjul laa jógee ku mun a saaga ndey laa bu leen ma gis ni bu leen ma gis ma nekk yelo si de mun naa xeex mun naa saaga ndey ku ko xamul nag laaj ko ña ma daan àndal dinañ la wax loolu soo leen ma saagee privately dinaa leen buddil ndey privately te soo leen ko paree nag anytime boo leen ko bëggee pour screenshot ko ngeen teg ko fii dama bëgg a gàmmee ni xam ne ku mun a saaga ndey laa waaye dafa am lu may seet lu may rus ak lu may ragal waaye boo leen taxawee nag Facebook bi fii defal ma live di ma tegal bersi di ma saaga ndey duma leen musa tontu parce que su ma nawlee dañ fi nekk dañ fi bari te dañ ma musa wax ne bul saaga bul tontu bul xaste soo ci loolu lay dox man boo gisee tey ma mun a toog fii di waxtaan bii nit ñi war a liggéey ma am sax te nit ñu toog di ma seetaan kon dafa am respect bi ma taxawal ba pare nit ñi jox ma cër ma jox leen cër soo si foofu laay waaye yéen mi nga xam ne nag buddil ngeen man ndey privately maa leen buddilaat ndey wala ne su ma ndey su mun dafa sëy bu leen neexee na ñoo leen laaj di ma tegal bersi bu set keew ma maa moom suma page suma opinion la maa ne ndax has it come to this of course dinaa laajte na has it come to this because at the end of the day government waruñoo saagan ba mu egga si stage bu mu egga ñi nga xam ne nag ñu ma yàggaa follow lañ man su ma bidee rek dañ jee understand suma language ma fàttali leen Faraba Banta la fa xewoon ku leen joxoon bët boo leen seetee Fatmata Koka mu ngi fa woon fees fa del I love Facebook and memory lane loolu bu ma ko defee lan moo tax ma def ko pour faytal suma youth si réew faytal suma nit ñi réew kon dem ne ree xajut si suma réew Faraba laa leen wax de mu ngi fi foo leen nekkoon yéen miy wax tey ba ma demee Faraba xeex ba métti fa
ma sol suma grand bu ba dem nit ñi gis nañ ma def nañ live yu boobu métti woon na youth seen école Faraba bëggu ñoo déglu kenn keroog ba président bi di dem sax di fa wax maa fa nekkoon fees fa del you people nekku leen fa woon kon nobody should come to my page and preach me about ne xanaa gis loolu faa xew xanaa gis loolu ñu rey da nga bëgg a ànd ak président su ma bëggee ànd ak président loolu leen ci munu leen ci dara if President Barrow is my cup of tea munu leen ci tus maa moom suma boppa su besi saani karta jotee duma dem saani ji waaye xëj na am naa fa ay mbokk yu nga xam ne maay tax ñu dem saani ji karta branding man Fatoumatta Coker bokk naa ci ñi ko génn si wax bi bet li xew branding where were you people nowhere to be found ana ngeen woon waxu leen ci tus ñu ñëwaat 3 years jot na dama ko bañ ba ñeneen ñi nga xam ne lii da leen 3 years jot na dama leen block ci Facebook bi because man ànduma ak koo xam ne mag nga war a aida xale yi ne leen ne ok xam ne def nañ ñu li waaye bu leen defee nii man dama gëm ne mag noonu la war a doxee waaye su ma gisee ne mag buy encourage ay xaleel pour ñuy taal ay place wala ñu defee yéen dama la dee tegee boor xam ne yow sa taxawaay ci society des na barki loolu dama leen wax 3 years jot na li fi xewoon yu suma kaddu mu ngi ca woon ana ngeen yéen mi nga xam ne yéen a nga indi xale yi tey suma kaw ba ñuy may saaga ndey kilifa bu day ni yow ma xam la xam fi nga jógee ñëpp gis nañ la tey ni nga doon commenté si suma lii bi te ñëpp xam nañ ne danga boot xale yi nga xam ne ñoom ñu ngi saañang di leen puus di leen won ne stand for your right waaye tey am nga gàcce parce que am na ñu bëri ñu screenshot tey mag bu day ni yow kilifa bu day an intelligent guy like you toog si suma page bi di binda nonsense ñëpp di ko gis di ma seen message di ma ne bul ko tontu bul ko faale wala na jikkoom nañ leen waxante dëgga ma ñëwaat na ci 2 wrongs doesn't make it right 2 wrongs doesn't make it right ma ñëwaat leen foofu maa ko wax di massawu ñi nga xam ne dee nañ Sanyang comme ni ma massawoo woon Faraba ka fa gaañu woon ni ma massawoo woon keneen ak keneen ba mu fa gaañoo man ku ma xam ne maa ngi ci sayti askan bi ku ma xam ne ci askan bi laay xeexal ba man ma xëy dee man toogal ma fi benn government man su fekkoon ne government rek laay toogal man bokk naa ci ñu nga xam ne ba time boobu impasse ba moo métti balaa ngeen a xalaat benn media house maa nekkoon Gambia loolu daan bëgg a gis si man ngeen ko daan gisee kon amoon naa opportunité du ma wax amoon naa opportunité bu bëree foofu pour lijjante fa lu bëri pour nekk ci taraanga tey dama ko fa romba ni 0 parce que xam nga lan la loolu ñoruma man utuma power utuma yéen li ngeen ay ut parce que dama nekk ku ma xam ne dama am principle te suma principle mooy xam nga lan bugguma nga teg ma ci place ëllëg may dox ci sa waaw bugguma nga invite ma ci dara may dox ci sa waaw parce que di nga am gàcce ëllëg si biir bu may rocc su sa ron di wax man li ma fiil pour askan bi kenn du ma mën a stop moo tax du may bugg a kenn ku ma jox ci place ku ma bugg a pousse ci place o ku ma bugg a defal dara boo leen ko seetloo dama leen ko dee wax dama ko bañ be bariwuma sax li maa jëlantu ay sponsor fii wala ay li fi nii de xam nga lu tax bëgguma ma jël yooyu ëllëg si biir nga nekk si rong te duma ko mun a wax man I have principle I'm not driven by money power post or fame I'm not su dee famous rek la kuy sa baay rek doy na référence man suma papa mooy Alaaji Camsi Coker am na lu mu def nag biir Gambia kon nag su ma ne Coker laa sant rek doy na référence yéena dee tax nit ñoo wax leen seen boppa saaga ndey yi dafa doy bàyyi leen saaga ndey yi suma opinion laa am su ma neexee ñëw taxaw fii criticize wax ne fi ngeen ànduma boor boobu loo leen cee mun suma kër laa tokkal moom maa fekk suma kër door ma kenn bàyyi leen di ñu nappa just because of dañee toog di wax si Facebook bi rek ngeen bëgg a siis suñ freedom ñu mënatu ñoo wax lu ñu wax ngeen nappañu mel ni amuñ live we have lives and we am na ñoo dunda yoo leen xamut ñu ngi dunda yu métti buñ leen ko doon waxtee ngeen enu seen loxo yi jooyal ñu
waaye because of suñ nit ñi baax ñi rek moo tax ñun du ñuy wax lu bari ma dugga nag ci biir waxtaan bi bu baax Anna Sarr nuyu naa la non bàyyi leen Anna ñuy def seen niveau hypocrite rek ma dugga ci biir waxtaan bi bu baax wax naa li ma bëgg a wax pare naa ci jeexal naa ci xam ngeen suma affaire tasaare naa fi pare naa dem ak suma yoon léegi moo dugga nag fi ma bëgg a wax Gambia li tax ma ne two wrongs doesn't make a right nañ leen waxante dëgga métti na torop liy xepp suñu dëkk bi every day ñu wax ko wax nañ ko wax a wax ba mun a tuñ waaye nañ leen waxante dëgga ak li métti ñun ñu ne dañ bëgg a démocratie dañ bëgg a dox ci loi dañ bëgg a nguur fonkañu boo bëggee nguur gi fonk la dafay commencer si yow nañ leen ko wax te dee te lii ngeen ay bañ nag ma ñëw wax ko parce que dañ ne nit dee na rek dama war a ñëw taxaw fii naan kooku dee na damaa saaga government damaa def lii I'm not gonna do that I have my style I have my way of doing things I am gonna talk to government the language they understand and I'm gonna talk to the youths the language they understand man loolu laa believe in yéen da ngeen believe in haste saaga xuloo anga ak yooyu I don't believe in that because I want people to listen to me su ma toogee fii di saaga kan moo maa déglu of course I'll have about 1,000 or 3,000 viewers sax parce que dina it will be classy te war a toog di xoolaal Yellow Ceesay muy taxaw fii di saaga ne li gën a mun na saaga ndey but are they watching me for the right reasons are they watching me because of the saaga ndey they are watching me because they know ne I've gone cuckoo tof naa su ma toogoon fii di saaga ndey waaye dama soo gisee tey fukki nit yu am fulla ak fayda di ma seetaan tey damaa mun a wax lu dox du ko si noppi nit te I'm very proud of that I've come a long way two wrongs doesn't make a right li xew Sanyang xew na fa métti na Sanyang ña fa dëkka yàgg nañoo complain loolu kenn weranteetu ko nit ñi wax nañ ci bés sonna beneen ding loolu la woon dañ complain bés sonna Faraba dañ complain bés sonna feneen ak feneen ñeneen ak ñeneen complain nañ bés sonna ba nit ñi start to take things into their own hands it's very unfair nit ñi waruñoo nekk di lose their lives just because of am na yu nekk di happen nii it is wrong loolu yëpp mu ngi happen fi ma ko tënk mooy ni nit ki def na jam na nit rey na ko mu dee léegi kooku dóor ngeen koo dóor ba police ñëw na enu na ko yóbbu nañ ko police station bàyyi leen loi mu def boo waalaam maa ko wax loolu ngeen ne kenn du ko wax bàyyi leen loi mu def waalaam parce que dañ ne dañ dëkk ci dëkk bu nga xam ne dañ bugg a loi commencé di dox léegi boo leen jëlee nit ki yóbbu nañ ko ba police station léegi ngeen ne loi du def waalaam léegi yéen bu ko ngeen a rey ñëpp ndeysaan nañ leen waxante dëgg waaye nañ leen waxante dëgg hypocrisie weesu wut Yaya Jammeh ñaata nit la rey dafa tax ngeen di dox si mbedda di jàppa nit ñi di leen rey ci mbedda bi ne Yaya Jammeh reyoon na ki maa ngi nii toog amal exemple Yaya Jammeh dafa rey suma cousin suma dere dëgga waxuma ne cousin nantu pour Gambien bi ñëw ne kii suma mbokka la kii suma mbokka la ñu dee jàppee xarit mbokka wala neebu xarit de mbokka entièrement la Yaya Jammeh rey Abdou Gueye bi ngeen a dégga yaayi Abdou Gueye ak man suma papa yaayam ñoo bokka benn ndey benn baay Abdoulaye Gueye bi ngeen a dégg si TRRC bi ñu rey ko maa mooma bokka dafa tax man ma jël paaka taxaw si mbedd bi ne any mbokk Yaya Jammeh bu ma gis ma taxaw rey ko su ma defee loolu Yaya Jammeh dinañ ko mus a indi mu ñëw taxaw nekk wax ci dëkk bi dinañ mus ki ma rey noonu dina musa mun a nekk witness déedéet maa ko wax nag te dee te ngeen ne kenn du ko wax maa ne two wrongs doesn't make a right kooku rey na police yóbbu nañ ko bàyyi leen loi def wàllam
it is wrong pour ngeen dem di taal ay place kay léegi ma ñëw nag lu tax maa ne def it is wrong pour ngeen taal ay place dem leen suma page bi am na ñu ko fa doon bina ma tontu leen kilifa bu nga xam ne dama ko jàppee woon kilifa mu nekk mbokk sax waaye tey dama ko tontu te bëgguma ko woon a tontu loolu maa ne foofu ñu jël taal place yi ñu jël taal ko yëpp understand naa seen frustration understand naa seen anger understand naa what you are going through dëgg la xanaa doom sax boo ko teree ba sona bu yàggee nga dóor ko ànd naa ak yéen sa naxar mooy suma naxar te yàgg naa ko xeex du tey 5 years maa ngi toog di naqarloo naxari Gambia man su ma nit ñi xamee tey ci loolu la ñam xamee man aw ma joti noo ma sa comme ça du ma am jot sax toog Facebook bi ne maa ngi wax di wax pour lan lay wax xam nga ñaata nit may xasee ne suma ay morom ma ngi fi jekka car macha allah munoon naa dem taxawi tey uti beneen liggéey wala def leneen waaye ma jël suma time ak suma énergie yëpp dedicate ko to you people nekk your voice one of your voices la léegi man su ma bëggee taxaw ne dama bokk ci seen voice ànduma ak yéen ne jàppane nit ñu rey ko dal di ko yóbbu si police station leen ngeen ne déedéet du fa dal foog ngeen taal police station ba foog ngeen taal area boobu yëpp it is wrong te nit ñi dañ leen ko war a wax it is not right it is wrong waru leen ne woon a taal foofu noonu luñ rey nit bàyyi leen loi bi comme que jàpp nañ booy bii seetaan leen ñun waxkat yi ndax ñun dinañ ñoon seetaan booy bi dem scotch free kon te dinañ tëgg a bersi fii si Facebook ba ñëpp dégg ko dinañ xam ne suñ dëkk amut loi jàpp nañ ku rey nit dañ war a deal with that person civilly waaye tey ñu jàpp reykati nit ki yéen ngeen jóg di rey nit wala ngeen jóg di taal place yéen mi nga xam ne yéen ay yuut si dëkk bi yéen mi ngeen xam ne yéen ay kilifa réew mi yéen mi ngeen xam ne bokkoon ngeen ci loolu wane ngeen seen frustration di taal ay place yéen mi ngeen xam ne yéen tey yéen a waroon a njëriñ dëkk bi lu bëree bëri yuut yooyu noonu tey you are the future leaders ngeen yàqa seen avenir yàqa seen boppa ñu leen ay tëj wala ñu leen ay seen as criminals that's why I say two wrongs doesn't make a right mu neex leen naxari leen nag maa ko wax man nëbbuma tooguma behind closed doors di leen ko jooyee dama leen ko wax ngeen dégg ko ci li ngeen nekk du yoon taal boobu ngeen taal foofu seen leader bi ñëw suma page naan ma reyu leen kenn taal bi reyut kenn ak ñàkk a jom pour wax ma ne taal bi reyut kenn I didn't block you I unfriend you because I want you to nga dégga li maa wax ci Elite Media moo tax blogguma la dama la unfriend after lii nag laa doog a blog parce que dama bëgg a maintain respect bu nekk suma diggante ak yow as a leader yow mi nekk leader xale li saañang yi li ñoo wax jaay intellectual fii gis nga jànga xel dafa am lu muy njëriñ nit xel du doole maa ko wax waru leen a war a dem taal foofu ok seen man dama challenge seen leader ma ne taal boobu foofu mënoon na moo tax ñeneen nit dee mu ne taal bi gisuñ kenn ku ci dee reyuñ fa kenn soo man warumaa wax loolu ne taal boobu noonu mënoon na moo rey nit waaye yéen Gambien bi dimbale leen ma tontu leen ma waay smoke boobu noonu li doon saxaar safara bi mu tàkkee li doon saxaar rek mun naa rey nit come on deny it tell me what I'm saying is it's a lie come on deny it saxaar boobu mun naa rey nit nit a ngee dox mu ngi am asma te xamul sax ne mu ngi am asma xam ngeen ñaata nit ñooy dox ci Gambia bi ñu ngee dee te xamul leen lu leen rey and you sit there and tell me ne just because I said ne two wrong doesn't make it right I supported all the way li ma binda si suma statement xam naa li ma binda dama support ba ma egga foofu noonu rek laa wax ne two wrongs doesn't make it right and it is true kii mënut a taxaw rey nit ngeen ëlbatiku bëgg a justice si loolu ba pare ngeen dem di taal ay place yaaxu am na
ndax façon anam bu mel noonu ndax mun nañ coo développer réew maa ko wax maa ko binda kenn mënu cee développer réew kenn mënu cee développer réew ngeen ne kenn du wax yaa na yéen ngeen fàtte man maay Fatoumatta Kuka man bu leen fàtte ne kenn du ñëw suma kër jàpp ma caw ma wala dóor ma balti bale wala toroxal ma déedéet bu leen fàtte ne ñun ñëpp we are behind keeper yéen boo leen tase woon a man si mbedd bi sax léegi-léegi sax xëy na doo leen ma xàmmee because dama des scrofi furwaase man laa neex dama ñëw defaru ba baax ñëw toog jàkkaarloo yéen waaye ku ma gisoon si mbedd bi ma soo suma buggi suma baggi trouser yooyu noonu soo suma jëkkati seeda bii dóor suma mbaxana gée wallaay doo leen ma xàmmee sax xanaa ngeen xamee rek ne who is this fine yellow sissy you know I'm fine innit foofu rek waaye su ko passé doo leen ma xàmmee si mbedd bi sax soo naka ngeen a xamee ne man maa bindoon wala bindu ma woon foog nit ñëw point ne leen ne kii moo bindoon lii soo yéen mu bari dee wax nii doo leen dee xam nit ñi sax xamul leen ñu soo moo tax fii kenn ragalu fi loo leen di jaay-jaay nit ñi daan dama jànga intellectual fii def famille bii laa jógee borom post la borom paas la jógee naa Europe fii ñëw naa fii bàyyi leen xasaate bi bàyyi leen dee tëgga seen dëna yi fii ki fi jàngut sax mun naa tëgga dinaam ñaata nit yéen every day ngeen dégg examples of ñaata nit ñu nga xam ne ñu ngi fii nii tey multimillionaires musu ñoo dem si banque sax jànga isn't that showing you something isn't that teaching you something so bàyyi leen di tëgga seen dina bi yéen seen njànga yi jëriñu leen lu bari yéen di seen nit ñi taxaw fii tey di bugg a accept ne xale yi dañ sonna taal yiñ taal noonu dañ fa war a taal because dañ sonna dañ yaagaa complain ñaata at ñu ngee complain kenn faale wut leen dugga na fii génne na fële so léegi it is okay for them to burn those places down it is okay for them to start beating each other it is okay for them to loot it is okay for them to do all of these things. Hypocrisy to the highest. Do you remember the time of 3 years Jatna? You were the same people who condemned man maa yéen we were the same people ñu toog condemn ne waa 3 years Jatna dañ jógee Europe ñoo bëgg a noo yàpp ñoom def nañ li def nañ leen so now yéen believe ma li ngeen doon wax because believe leen seen boppa kon li ngeen doon wane time boobu noonu it wasn't about 3 years Jatna it was personal because of da ngeen bañ ñooñu because some of you ñu nga xam ne ñu ngeen wane ne xale yi dañ frustrate xale yi lii moo leen dal war nañoo defee nii you are the same people ñu condemn 3 years jot na ne ñu ngi ñëw di air fitness suñ dëkk bi ñu ngi ñëw di ñëw wax youth si ñuy def bokk si fi 3 years jot na bi but for you today you are saying that it is okay for those people in Sanyang ñu burn the places down it's okay for them to burn it my friend whether you like it or not even though Chinese ñu ñoo def lu bon du gën a fi génne ne fële it is not right for anyone to burn buildings down. It is not right. A wrong is a wrong. And you just have to accept it. I don't care. Care uma. Mun ngeen a binda send leen ma message. I can see it. Pour ngeen ñëw di wax ne oh yeah that's fine. Waaw reyuñ sa mbokk moo tax. Parce que doo leen dee déglu. Masawu naa ñi ñu rey seen mbokk yi. Ku ma xam ne ci loolu laay dox saa su ne. Ku ma xam ne man bëgguma ko néewal nit bëgguma ko tuutil nit. Waaye ku ma xamit xam na ne bëgguma tamit kuy jël excuse because right now you guys are taking the excuse ne just because that guy is killed yéen na ko yàlla xaareel àjjana te yéexee ñu so that's it you just have to burn the whole Gambia down if we allow you to do that in Sanyang and it works for you people do you know what's gonna happen next the next thing you know beneen gox dinañ ko def beneen gox defaat ko beneen gox defaat ko loolu moo tax nit ñi dee wax ne don't do it that way. Calm down. Don't do it. Because we don't want other people to learn from you thinking that what you did is right because you got away with it. Loolu ka tax nit ñi di wax. You guys sit there and complain every time. President bi deful lii, president bi deful lii, president bi deful lii, president bi deful lii, government bi deful lii, government bi. I totally agree with you. They haven't done nothing. They have done nothing for us. I totally agree with you. Waaye dafa guñ dara liñ jot a am ci réew mi ngeen di ko yaaxa naka la Gambie di demee kanam ñoom dafa guñ dara I totally agree waaye li ñu jot a am ci réew mi ngeen di ko yaax yéen ma foogoon ne seen fay dafa war na nekk pour ñu génne fa Chinese yi
Chinese si seen bopp fight leen for loolu si laa leen a join ci fight boobu noonu waaye duma leen join ci build ñi nga xam ne Chinese si build nañ ko ba pare su suñ njëriñ la dama leen jox exemple de waxuma Chinese si dañ build waaye su fekkee suñ njëriñ la su fekkoon ne Chinese yi Indian yi ak Sénégalais dañ buildoon dara loo xam ne njëriñu Gambia la do not burn these places down keep it there and then government will use it and do something else there waaye defu leen loolu de ngeen ne déedéet duñ may ñi chance let me go to those people ñi nga xam ne ñu ngi doon di wax ne waaw sénégalais la sénégalais bi moo ko rey pour su ko defee ngeen ne sénégalais yab nañ ñu sénégalais ni yéen yi nañ leen rey sénégalais yi nañ leen dóor sénégalais nañ leen def nii nañ leen def ne le ay waay gambien bi xalaataat leen I am not going to join you to say sénégalais di sénégalais des sénégalais daat xam nga lu tax joinuma leen woon su fekkee ma fàttel ma delloo leen back. Do you remember when this girl Beanie, when this girl was killed in a hair salon in Gambia? maa fa nekkoon de maa jëloon live boobu kan moo ko reyoon waaye sénégalais bee ko reyoon boobu tam xeex ngeen ma ba sonné ne lu tax ma waxuma ne sénégalais dañuy yab sénégalais nii ne duma ko wax benn sénégalais la deal leen with that one sénégalais. I am not going to say sénégalais ñëpp benn sénégalais la. so sénégalais bu fi rey we will deal with that sénégalais ku rey duma toog fii naan ñu ne sénégalais day war a génn suñu dëkka sénégalais dañuy yàpp sénégalais dëgg la jàppe nañ ñu dof nag at some stage sometimes but we allowed it. You complain about them the musiciens yi sénégalais ñu ñëw foofu noonu nii ñaata at yeneen koo complain wala terewul saa yu ñëwee ñu may leen deal with it. ñaata at yeneen ngay complain lu baree bari sénégalais dañu jàppee dof sénégalais ñu nii we're still entertaining them. Deal with it. So do not air fitna of Senegalese and Gambian. Bena Senegalese moo rey. We should deal with that. Ne bena Senegalese moo rey. So yow da nga bëgg a wane Gambian bu demoon Sénégal tey rey fa Sénégalais dañ war a coone Gambien yi rey nañ dañ war a rey Gambien yi yëpp. There are some innocent Senegalese in the Gambia. nañ leen waxante dëgg for crying out loud. am na sénégalais yu innocent biir Gambia doonuñ ci dara laka ngeen seen place yi. I understand your frustration. I'm crying with you. An 8-year-old girl being raped. Wallahi, if they did that to my child, duma xam sax lu ma def tey. I understand your frustration. I am crying with you people. But just because one Senegalese did it, you want to go and burn down Mbali, Gali, ak yeneen yoo xam ne Sénégalais yee ko moom. ñooñu they are innocent, they didn't do nothing. Sometimes cases yu mel nii ñoom seen bopp within themselves dañ dee bëgg a rey kooku sax wala dóor ko parce que mu ngi leen a yàqal lu baree bari. ñu bari ñi ngeen rey foofu yàqal leen lu bari ñii nappakat leen ñii lii ñii lele nappuñ jën yi yóbbu ko Sénégal de di ko jaay de dañ ko nappa di ko jaay Gambia ak lu mu seer yokk nañ ci koom-koomi Gambia ah. so fi ma waxee mooy ki nga xam ne kooku moo def yéen you should deal with that person not all Sénégalais yi nekk si area boobu noonu. ñi nga xam ne ñooy kooku moo réep ah deal with that person ku fekkee xam ngeen ko te jàpp ngeen ko deal with that person waaye doo leen mun a wax ne sénégalais yi fa nekk yëpp a réep sénégalais yi fa nekk yëpp a rey sénégalais yi fa nekk yëpp a def lii. It is not fair. tey bu fekkoon ne Gambien na dem Sénégal lii happen tey ñu jàpp Gambien yëpp taal seen place def leen xamoon na ñun ñëpp ay jóg tey mer da ngeen fa ne sénégalais yi tamit duñ nit leen do unto others as you want ñeneen ñi def leen ko duma sénégalais bu leen neexee ëllëg ngeen ñëw nag ne Macky Sall fay na ko parce que yéen loolu ngeen fi nekkee ku wax luy dugga seen nopp bi rek ngeen taxaw xas ko wala ngeen taxaw saaga ko
What are you guys going to benefit by burning places down, by doing all these things? Mag yi nekk seen gannaaw di leen push pour ngeen def lii. ñooñu they have a life, they're very comfortable. xoolaat leen bu baax. They will be on Facebook fighting your case. But at the end of the night, they are there in the bars drinking beer or drinking wine at home or drinking the expensive champagne at home. doo leen ko yëg soo leen koolee seen téléphone yi nekku leen seen bunti kër pour gis lu ñoo def boo leen koolee ñu uyu leen waaw bu leen ko nangu de dat Fatmata Kooka dafa yabaate mu taxaw di bindan yéen bu leen ko nangu dem leen ngeen xas ko dem leen ngeen saaga ko dat kii ak kii bu leen ko nangu. Come on, you want change? This is not change. li ma wax fii tey ku ma weddi dem ba ma demee Faraba fa yuuti nekkoon di dóore ma xonqa corni tamaate seen biir foogoon ne keroog nañ ma doon ma bëgg a dee dama taxaw seen kanam dama leen wax the same thing. I said this is not the way. If you want people to hear you, you don't do it this way. You don't kill. You don't fight. Let the system work a bit. I know the system is very slow. ñooñu dinaa ñëw ci ñoom bàyyi leen ma rek bu leen may coxuñ nag may leen ma rek dinaa ñëw ci government waaye foog ñu wax ak yéen. You are our future. You are the leaders. We have high hopes for you people. This is not right. Bu leen nangu ñu use leen. Some of you that are not educated, they are doing this to you. They are pumping hate into you. They are making you look like, okay, ñàkk education it's a problem. It is not a problem. You don't have to join the fight always. Try and look for the solution instead of a fight. Bu leen nangu ñu dugal leen ci yii. Most of these people ñu leen dee push pour ngeen dugal ci yenn yi. They have the money, the power, the link, the contact. suñ leen téyee balaa suba di jot ñu génne leen fa. yéen buñ leen téyee nobody comes for you because nobody knows who you are. kenn du leen xam. kenn du leen xam. su dama leen ko ñaan bu leen nangu ñu def leen lii. tey li ma gis ci response ci suma page bi laa dem ba understand ni ñi dañ ko daan wax duma dee gom ne ñi dafa am ñi dee nekk seen gannaaw di leen push. bi ma gisee response yi nonsense yooyu rek ak people sending me message on messenger trying to tell me off for what I wrote, telling me to bring it down. I'm not going to bring it down. si laa understand ne yéen ñu bari tey li ngeen a demee du seen coobare. bu leen nangu. ñu ñëw nag ci government seen dige bari na seen wax tuuti na bari na maa ngi fàttale ko because li ma wax ni kenn nettaliwu ko maa fa nekkoon Faraba la fa xewoon métti woon na dama mere woon président bi dama ko mere woon dama bindoon def live waxoon naa def naa lu nekk waaye dama dem ba Faraba ma gis mu wax ma yërëm ko ma ne okay he's trying to be a leader now mu wax fa dénku fa loo xam ne wax fa wax yoo xam ne foogoon naa ne changes dina am waaye it looks like dara changes amut tey toog naa fii de ma jéngu maa ngi mere ñi doon di xalaat ñi doon def loolu youth si because dama bëgg ñu nekk si benn level man ak ñoom level bi ñu war a mun a nekk mooy we don't fight this way we don't fight with our fist we don't fight with fire knife and all of that. waaye luy njiig njaag yeneen njaag government lii bër bu set misaal ñëw pour wal leen a te eewu leen métti na trop lii dox ci dëkk yu ndaw yi métti na lool wane ngeen seen boppa yàgg na du tey wane ngeen seen lack of leadership du tey waaye every day people will wake up thinking ne
these people will change today. Every day people will wake up thinking ne la xewoon démb du xewaat tey waaye lu ko raw dakay xew. It is written. It's all over. Now, you are not doing much for the Gambia. If you are not opening skill centers and doing stuff for these youths, provocation bi dafa doy. Dafa doy. This is too much. It's painful. I do not accept what these people did. But for how many years? Waa Sanyang ñu ngi complain. Ni waa Gunjur nuñ complain woon. Waa Berending. Fu nekka dañ yàgg di complain. Faalew leen because you live for the moment. The day people complain, you come and write and then go. And then instead of ngeen follow up, doo leen dee follow up. Te gis nga musiba bi tey li nekk di xew nii suñ xale yi dañ mer mooy li ma doon wax keroog ci Sénégal. These kids are angry. Duñ koy tey liñ dee def nii sometimes, some of them. Duñ koy tey. Duñ koy tey. Dañ mer. Gëstuwu leen xale yi gannaaw dara. Keroog bu ma dégloo Macky Sall speecham bi dama am gàcce, dama rus. Li tax ma rus mooy does it have to take lives being taken? Léegi na di ngeen understand lu ma mean by does it come to this? Has it come to this? Léegi di ngeen ko understand. Naa leen indi léegi speech Macky Sall bi. Ndax Macky Sall nii doon na nit ñi reyante pour Macky Sall def speech boobu noonu ne jeunes yi déglu nañ leen, dégg nañ leen, nañ doon defee diñ ko defee waat, dina am changement ni ñuy def, dinañ dugal milliards yii ak yii si biir fii ak fële. Na Macky Sall waroon na moo xaar ba reyante boobu xew biir dëkkam mu waxee noonu. The same in the Gambia. You guys should have seen this coming. I do not accept what they did. But they have been warning the government. They have been warning that police station. Our women are being raped. As young as a child, 8-year-old. Rape nañ ko foofu noonu si biir Sanyang. If you fishery moom waxatuma ko. Nit ñaa ngee sofa advantage ñu ngi koo jël seen kaw. Soo gisee tey ñu naan Sénégalais def nañ Sénégal yéen deful dara ci loolu. Soo leen ci taxawoon di ngeen doon mun a sport out Sénégalais yi fa nekkoon di fa def lu bon ñu génne leen fa balaa ñoo tilimal ñi nga xam ne defuñu woon lu bon. Fitna bu amee tey biir Gambia rek leadership bu bon lañ am biir Gambia moo tax. Gëstuwu leen gannaaw dara xale yi. Gëstuwu leen gannaaw dara Gambian bi. But all of you are there. Di xalaat rek seen ëllëg ni ngeen a invité seen boppa. Waaw ana loolu la doon laajte. Why did it? Ngeen bàyyi ba xale yi frustrate. You're already dealing with kids that are very angry. That ñu feel ne government bi dafa lu ñu leen dara. Xale yooyu ngeen gis ñuy def yooyu noonu tey ñoom la ñoo xam ne dañu réeb seen yaay yi, réeb seen anti yi, toroxal leen, def leen yu méttee métti. Yàgg na ñoo complain
binda nañ fu nekk lañ binda tey amul luñ ma senut yàgg nañoo complain yàgg nañoo binda fu nekk di ut dimbalewul leen soo gis nga xale yoo xam ne dimbalewul loo leen nga bàyyi leen di leen seetaan su yàggee they will take the law into their own hands and that's what these kids are doing right now. So those people that are dying and places you nekk di burn down, if you look at it, xale yi they didn't really burn it down. It's you, bad leadership, yéen a ko burn down. Parce que yéen a push ba indi frustration yi xale yooyu ba ñu def lu ñu def nii tey, which is unacceptable. Understand nañ président bi di wax ne bi mu ñëwee dafa ne xamut munut nañ ko jàppale waaye jàppale nañ ko gunge nañ ko ba fiñ ko war a gunge bay changes amut. xamut munut nañ ko jàppale yeneen political party leaders yi offer jàppale hands, you turn it down. munut xamut nañ ko jàppale ñan ñoo ko war a jàppale yéen mi nga xam ne yéen la appoint teg leen ci place ngeen doon ay ministres ñu teg leen ci place ak yéen MPs yi nga xam ne yéen seen boppa yéen a féel seen gox yi akay MP yi féel ngeen seen gox yi ñene ci yéen nag mun ngeen a toog parlement nag waxtaan bi bu jaxee ngeen tëgga dina bëgguñ le def nii def ne le ñaata ci yéen yéen day destuwaat seen gox yi di xam li fay xew. problème bii xappun tey bii Sanyang MP ya fa nekk yi war a responsible bu fekkee ne xale li Sanyang dem ba sonn si police station yi faale wuñ leen jàppale wuñ leen yéen MP yi yéen mi am da doole mi amee kaddu dëkk boobu mi amee kaddu nit ñi waroon ngeen a yóbbu wax bii nii teg ko ci beneen taabul boo xam ne changes dina fa am. neexut ba neexut nekk si sa gox ñuy réeb sa ay raxa di réeb doom di dóor nit ñi di rey nit ñi di sàcc nit ñi li fa xew nii tey ree bi moo tax mu feeñ de bu fekkoon ne ree bi feeñuwute fa façon yi will continue happening all the time si area boobu dina continuer waaye moo tax gis nga fi ma koy jëlee di ko yóbbu indi naa ci MP yi this is collective the youths yaay yi parliamentarians yi ñëpp a ci bokka président bi ba ci suuf ñun ñëpp a ci bokka it should be collective ñun ñëpp a war a jàppa pour li jeex biir Gambia lan mooy njëriñu MP ci gox luy njëriñu MP bi man dégguma MP bu ne ok su ma nit ñi tey frustré defee ne nit ñi defee nii tey because of leen waaye gis nga lii mooy indi lii moo tax ñu bari ne nañ leen separate politique naka MP yi they are too much into politics too much into side takings ba to the extent ne faate ngeen gox gi ñi taxoon tey ngeen nekk MP faate ngeen leen moo tax youth si soo leen gisee nit di binda bala ngeen a ñëw tëddee seen dënna di saaga kooku noonu xaar leen ba xam kooku fu muy jublu ak wax bi man fii yéen laa fi nekkal li leen dal bi Sanyang métti na ma dalu leen yéen yuut si rek de dafa dal yaay yi dal jigéen ñi dal góor ñi nga xam ne ñu ngi fa tamit te nekk jàmbaar dal fa sénégalais yi nga xam ne tamit they are innocent moo tax def leen nanka soo leen defut nanka ngeen ne ñëw di saaga man moom tul naa man di ngeen ma saaga tey bi ëllëg ma nekk koo xam ne saaga ngeen a saaga du taxaw du tere dinaa ñëw tam faytal leen so moo tax ngeen waroon a def nanka yëpp kenn teguñu ko lii yëpp kenn teguñu ko MP yi faale wuñ politicians yi faale wuñ yéen gis nga fi mu nekk balaa dëkk bi di rafetaat rek nañ ne xaar leen ba next 2-3 months di ngeen gis politicians yi jógee left right and center dig leen fi lu dul jeex indi leen fi lu dul jeex naxaate rek ñun ñëpp a ñu féel Barrow rek féelut de Barrow rek féelut moo tax man dama ko dee wax ne neexut ba neexut in as much as I like political parties yi fa nekkoon depuis ati coocaacoo
dama fa ne they need to give chance to the new ones, to the young ones, because you guys have been there. You have done politics for the longest time ever. You have dig us. You have been doing the digging. You have been doing all of those things. Nothing. Because you know, based on land, so len toge rek ngena muna make changes. So len toge rek ngena muna make changes. It doesn't have to be like that. So if Gambia never fail, it's not only President Barrow. Oui, ñun ñëpp a ci bokka li fail loo Gambia ñun ñëpp la. Am naa ci wàlla, am nga ci wàlla, keneen am ci wàlla. ñii dem nañ ci seen alkaalo complain nañ, dem nañ seen police station complain nañ, dem nañ fu nekka complain nañ, wax nañ ba sonna bañ rey seen nit, reyaat seen nit ñu dem taali place wala ngeen ay gestu problème bi gannaaw. lii dafa doy waar, métti na, and ba tey ñu ngee jooy ci dañ bëgg a change. naka la changes di amee biir Gambie si façon bii di continuer? nga am ñu nekk si diaspora bi xalaatuñ dara lu may push xale yi pour ñuy def yu bon, ñeena ñi. nga am ñi nekk Gambia xale yoo xam ne xalaatuñ dara, foog ne yàq rek mooy mun a tax ñu dem kanam, ñeena ñi. dama dee mer di nga gis yu benn xale boo xam ne very intelligent, xale boo xam ne jàmbaar la, mu ngee try, mu ngee lii, waaye nit ñi day give up on the kids, dañ give up si youth si. xam nga lu tax? Because ñu ngi leen categorize as benn, because of ñeneen ñu bon ñi def yu bon yi, moo tax ñëpp dañoo ne ah xale yi Gambie ñoom bëgguñoo liggéey, ah xale yi Gambie ñoom bëgguñoo def dara nii fekk am na xale yi Gambie yu bëgg a def. We don't even give them the chance. so ma delluwaat rek, yéen mi ngeen xam ne yéen a ngi taal ay place di reyee di def yéene yi, maa leen koo ñaax, stop leen ko. It's not the solution. bu fekkee taal place rek la ak rey rek la, lan moo tax demu leen woon ngeen rey mbokki Yaaya Jammeh? lan moo tax ngeen demu leen woon ngeen rey Jongula Si? lan moo tax demu leen woon ngeen rey ñeneen? kon nag because of defu leen loolu, kon yéen xam ngeen ne lu waa fa, parce que yéen nga xam ne TRRC bi mu ngi on, foog ngeen xaar TRRC bi su paree li fi jël waalaam. saa yu ñu génnelee nit ci TRRC bi mu ñëw confess ne kii moo reyoon kene moo reyoon, lan lañ dee def ñun ñëpp? toog jooy ba bugg a dee, di dundee yaakaar ne ci loolu dina mën a indi changes si réew mi. waaye ànduma ak yéen ci benn boor for you taking matters into your own hands. I totally agree. métti na soo waxee leen lan ñi di wax mooy Gambien bi waxi na mooy loolu, mooy daf la naan ne du sa mbokk, dëkkuloo fa. accept naa loolu, dëkkuma fa, duñ sumay mbokk. bu ma fa dëkkoo nit waxee nii, bu doon suma mbokk yi waxee nii, suma mbokk wax naa leen ko, rey nañ ko, dafa tax ma rey nit. taxut ma toog di make Facebook noise ne everybody ku Yaaya Jammeh mu sa xam rey leen ko. xanaa everybody ku Yaaya Jammeh mu sa xam rek dafa rey nit? get it? suma benn wax bi dinaa ci delluwaat, mooy naka lañ jàppee rek Gambien bi am nañ benn jikko ñeneen ci ñun, lu ñu favor rek is okay, lu ñu favor wut is not okay. bàyyi leen opinion yi ngeen a jaawaale ak ne supporter of kii opposition bi la wala supporter of lii la. people have their opinion and they are entitled to speak in their minds. ni ngeen mun a speaker seen mind yi, noonu ngeen war a speaker seen mind. noonu ngeen war a speaker seen mind. It is sad. It is sad ne ba léegi people strongly believe ne what these people did in Sanyang is right. regret dina am ëllëg de. regret dina am ëllëg. balaa regret boobu yëpp di ñu dal te ñoo cey ni ñoo xalaatee. bu leen toppa dof yu mel ni ñoom Robin ñi leen ay wax ne baax na taal leen def leen lii ak lii. Robin fake person la. ñii dañoo nekk di bind ci Facebook bi fii moom ak moromam ak keneen ak ñeneen
ñii wéruñ seen boppa yi dañoo toog fii di wax nit ñi lu nga xam ne daf leen óor ne su doon ñoom la duñ ko def nit ñi nekk ci gannaaw yi lii bari nañ te gisuñ leen xamuñ leen soo leen strandé ngeen dem ñu may leen xaalis mayuñ leen ko ngir dara waaye pour pousse leen pour ngeen def the wrong thing la ndax ñoom gis ngeen leen ñuy pousse seen doom yi pour ñu dem taal am na ñu nga xam ne bi lii ñu ngi ci biir affaire yi waaye bi lii xewee dañoo xool seen doom yi ne leen ne fu ngeen ne boot ngeen génn fa de coowang fa te ñoom ñu ngi sponsor doom yi jàmbur yi pour ñuy def lu bon aka moo bari biir Gambia xoolaat leen seen boppa yéen a ngeen foyee lu nga xam ne di ngeen bugg a mu stop te du stop so foofu laa ñëwoon rek tey pour waxtaan ci ma daanelee ko waat ci government rek ba tey you have failed us di waxaat ci askan bi maa ngi leen naa ñaan ngir yàlla ak yonent ba su voting time jotee gis ngeen ni xew yépp for the past 3-4 years it's an eye opener dem leen ngeen jël seen kartay ngeen sànni leen ki ngeen xam ne gëm ngeen ne dina mun a indi changement si biir dëkk bi sànni leen ñooñu karta yéen a xam na kan la bu leen xool buti kenn boo leen fiile ne Barrow la sànni laat leen ko boo leen fiile ne UDP la sànni leen ko boo leen fiile ne PDOIS sànni leen soo leen fiile APRC sànni leen waaye am ngeen 3-4 years yi tëj na leen lu baree pour ngeen xoolaat seen bopp bu baax pour ngeen mun a xam xoolaat division bu nekk si between politicians si seen biir bari na xool leen self fii dox bari na lii rek war na leen naa jàngal pour ngeen gis ngeen xam ne bu vote ba jotee vote na leen for the right person lu ko mooy yéen ay sofo ba léegi léena moom dinaa ko wax de Gambia need na a very strong leader need na a leader ku put futam down ne lii duma ko nangu lii du fi xew te leader boobu nag dafa war a am nag a very thick skin parce que xam nga lu tax Gambia moo mel noonu when you guys have a strong leader tey nañ leen waxante dëgg tey bu fi Barrow jékkee woon rek change jël xale yi nga xam ne ñoo lakkoon place bi jël nañ leen jël yéen ñëppay ñoo taxaw protest def fi lu nga xam ne waruñ leen a jël bu Barrow taxawoon tey ne ka rey ak ñi taal ñëpp dañ leen ay jël di nga gis ñuy génn si di wax di condemn Barrow ne warut a jël ñi taal dañ frustrate woon moo tax they committed a crime they burn a place down fii lii rek a leen naxari if you want me to stop accusing you I'm not gonna block you like I said Robin get out of my page bul tax ma tudda sa tur nag ñëpp xam yow yaay kan de du xam nga ne xam naa yaay kan te xam naa ki tax nga ñëw fii di ma bëgg a sonal kooku history la bul ma sonal Robin di ngeen am seen gan am ñoo leen ay farfarloo man wax naa leen du ma wax ak yéen seen leader yi laay waxal yéen xam ngeen loolu si man sax bu baax a baax seen leader yi su ma leen buggee teg fi tàncale naa leen tànca lu yëngalu ma sax ma delluwaat sax la ma doon wax man tey bu fi président Barrow jékkee ne ok you know what we gonna do léegi kii rey na ñi rey ñëpp dañ leen a tëj sentence leen sangam years yéen mi taaloon fii dañ leen ay tëj sentence leen sangam years di nga gis ñuy jóg di wax di lifin fii topp di dal di wax ne président bi dafa rong waaw moo tax ñi rey moo tax ñi la lii waaw soo warut a tëj ñii dugg na fii kii dafa frustrate woon nii ak nii even here fii si west bi fu ñu nekk nii bu nit reyoon sa nit nga dem jàppa kooku rey ko yow dañ laa tëj parce que yow sa boppa da nga rey duñ jàppane because of dafa reyoon sa papa moo tax ñu am nga right rey ko fan ngeen musa déggee loolu si àddina it's only in Gambia some of you will jump and say oh no ñooñu taal foofu noonu buñ leen tëj nañ leen bàyyi waru leen a tëj dañ stressoon
dañ frustrate woon dañ fa war a taal yaaga na ñoo complain. We get all that. They committed a crime, they committed a crime. President Barrow should set an example. Ki rey ki taal ak ñëpp a am, you are all criminals. Du ngeen ne bu ma wax sama opinion. I am gonna tell you my opinion. What are you gonna do about it? I'm not one of those people that's gonna come and sit here and tell you ne what you did is right. Da ngeen taal war ngeen a taal. Su yàggee mel leen taal leen Banjul, bu yàggee mel leen taal leen feneen. Musuma ko def te duma ci bokka. So yéen ñëpp ñi ci bokk ñëpp kuñ ci jàpp dañ la war a tëj. Buñ ci xool buti kenn. Pour loolu na tëj nit ñi an exemple ne ëllëgee boo jàppee nit rey na nit bàyyi luwaa bi jël waalaam tëj ko ni mu ko war a tëj nag tëj bu ko rek. waaye yow it boo ñëwee taxaw ne dangaa reyee wala ngay defee yeneen jooyu dañ laa sànni behind bars mu jeex kese waaye bu ko fi président Barrow bu ko def tey ay waaye du ko déggaati dinañ ko def loo xam ne baba moo dee du ko fàttati dinañ wax ba wër vote vocal di ngeen wax ba wër vote vocal su jëlee action ngeen ne gisuloo jël na action ngeen wax ba mar su slaagee noppi ngeen ne gisuloo slaag naa noppi na moo tax maa leen ko wax my dear people vote for the right person votal leen ku strict ñi ngi naa gis ñi ñëpp votal leen seet leen ci ki leen saf ngeen vote ko mu strict moo xam ne na mën a indi changes jaame bi moo de waxoon na ko mu ne bu kenn compromise ak sécurité dëkk bi and the dëkk bi sécurité bi dañ ko compromise xool la ñaata bos beri ñu leen ay jël di léegi gisuloo ko léegi ñu ngi toj moto jàmbur di génne seen xaalis seen biir moto yi Jammeh's time kan moo fa ñemee def loolu because dafa put on his foot down. Let's not be hypocrites here. It's the later part lañ doog a xam ne daf doon di rey waaye dañ ko ragaloon before ñu xam loolu because moom bala ngaa saxat sax mu tëj la bala ngaa lifin sax mu dimóot la so we need a president kuy ñëw di def façon bu mel noonu minus the killings bugguñ benn président bu ñëw di ñu fi reyalaat kon Jammeh kon bu yàggee ngeen rey suñu dëkk bi yëpp waaye nit nañ président bu nga xam ne tamit dafa strict su ne déet la su ne waaw la Gambien bi maa bëgg ne suluñ ku nooy non Adama Barrow nag ñaari la boole dafa nooy boole ko nag defu dara moom ñaari la boole waroon na moo def dara nag nooy wala mu def dara xaw ma sax ni ma ko waxee non wooy saba day suñ pré moom pré ñaari la boole de pré every day ñu xas ma sa affaire de man maa ngi léegi de White House man bokkuma White House tey bokkuma White House ëllëg su ma gisee nga def lu baax maa koy chia tey ba ëllëg ahankay suñ président yi dëgg nga su ma gisee jabar yi def lu baax maa koy chia tey ba ëllëg ahankay suñ force lady suñ ladies lañ waaye na defoo lu baax de yàgg naa la ko wax ñaari at ànd naa yow ma bàyyi la nekkoo ci lu baax de every day ma taxaw time boobu naan dina change may leen ko time mais nañ la nag time nag léegi nag nguur nag neex na man sa yaa dafa neex lool ba bëgg a dee léegi yàgga nga fa right now waroon nga xam what the clock is waroon nga xam ne what we are suffering dafa too much nit ñaa ngee sofa sa biir dëkka man su nit ñi dee wane ok Barrow dina toogaat I thought dama dee bëgg a ak dina yee dina mën a toogaat but are you allowing him to sit pour mu toogaat fa based on ne fiir ngeen ne président bu mut président la he's a good leader. Some of you are not doing that. You want him out. And you want him to stay just because you don't want UDP. You want him to stay just because you don't want PDIS. You want him to stay just because you don't want the other parties. You're just compromising like you did before. And that is wrong. Bu dee moom ngeen bëgg mu toogaat tamit wan leen ko yi happen ne moom gisul yii di happen nii di frustrate xale yi di frustrate nit ñi tegal leen ko ci butam bi. You cannot prevent your president from seeing all of these things. xam naa ne balaa dara di egg si taabulam bi daf day jël time because ñi koo gis
You cover it. You don't want your president to know. Sometimes I am really angry with him, but at the same time, sometimes I'm going to hear him. Because those people who have to bring these things to his table, they don't bring it to his table. They don't. It's frustrating. Another xaw ma ñaata years lii rek mooy continuer lii rek mooy continuer xaw ma another ñaata years lii rek man gisuma change mu gaaw a am biir Gambia seen ni dama ko waxaat ko ok léegi nañ twist affaire si nañ ko toon léegi tey gars yi ne PDOIS la waxoon naa leen ko ne Gambien bi bëgguñ ko mel ni Halifa Sallah mu toog but ku mel ni Halifa Sallah lu tax bëggu leen mu toog Gambien bi moo bëgg koo xam ne is not straight bëggut koo xam ne dafa jub bëggut koo xam ne bu jàng na bëggut koo xam ne xam na what is going on, the clock is ticking daf ko dee xam because lekkukaayam mooy jeex waxuma ne nguuri PDOIS lekka du am de lekka dina am parce que korop moom fu nekk la loolu kenn mënu koo génne bu président naka Halifa Sallah sàccut sax ña ko wóor dinañ sàcc looloo dee indi sàcc bi waaye dina wàññeeku it su doon moom la waaye Gambien bëggul loolu tamit si dama ko waxoon ay nit ne leen ne lii soo gisee woon nit ñi bëgguñ woon mu toog parce que dañoo ne aku Pikine la benn ñaare dafa xala strict ba pare ñaare bi mu ngi doon wane ne fii kenn du fi sàccee nii Gambien bi moo bëggul loolu Gambien bi dañ dee bëgg a leader bu nga xam ne am na lu des Gambien bi dañ bëgg a leader bu nga xam ne boo fa toogee doo dee gaaw a spot sàcca bi Gambien bi dañ bëgg a leader bu nga xam ne boo fa toogee they can walk all over you and that's their quickest way of stealing. So if we are not careful, we are going to have another Barrow there. So leen fa génnee Barrow rek Barrow mooy replace nii la rek tik for tak nii ngeen ko defee boo leen fa génnee Barrow surtout di ngeen fa indiwaat keneen ku mel ni Barrow because xam nga lan la mooy li leen arrangé yéen jàng arrangé wu leen buggu leen ko jàng bu fekkoon ngeen ne every day ma dégg ngeen ay coow président bi dafa stupid président bi lii président bi lële loolu woon I'm sick of hearing it. yéen a ngay bind dafa stupide yéen a ngi koo saaga yéen a ngay wax lu nekk waaye nañ leen waxante dëgg bu dee jàngal ak la gis ngeen fi Halifa Sallah dafa tax ngeen teg ko fi so loolu moo leen wan ne yéen jànga dox taxut ngeen yéen bugg leen président bu jànga de bu dee jànga rek la gisu leen fi looy Ousainou Darboe dafa jànga tegu leen ko fa de bu dee jànga rek la ñeneen ak ñeneen buggu leen ko fa bugga ngeen ngaaka ku fay toog ngeenay dox ci koom di lekk ci koom di def lu leen nee si koom moo tax doo leen bugga ku jàng mukk fa toog wala doo leen bugga mukk koo xam ne entourage am rek dina wane ne non fii foog ñu defar gii dina neex bu bara toogatit dina ma jaaxal de ni gars yi Barrow yi ñu ngi ngémbu be dang dinañ ko defante yéen bem safte dina neex de nañ leen seetaan rek waaye yépp ci voting card si la rek ki bi leen seen boti dem leen xool ni ñoo voté bu leen kenn sàcca noot jeex na fi kenn waru leen a nootaat dictatorship jeex na di kenn waru fee nekkaat dictator waaye déedéet di ngeen nelaw bañ leen nootaat di ngeen nelaw ba dictator ñëwaat ay waay Gambien fii laa mun a em ak yéen waay fii laa mun a em ak ñoom Anna bilaay Anna fii laa mun a em ak ñoom Gambien bi daal fii laa mun a em ak ñoom tey waaw di jéggalu nag comme ni ma ko dee waxee rek saa su ne di jéggalu rek parce que mooy ni ma ko waxee rek nit ñi dañ war a respectante seen opinion waaw day war a respectante di jéggalu man tamit man lii suma opinion la xëj na man li maa wax fii nekkut ne moo right xëj na li maa wax fii is wrong xëj na li maa wax fii sax amut waaye bu fekkee yokk naa ci li nga xam ne dafay yàq réew mi maa ngi jégalu ngeen baal ma àqa bu fekkee nag yokk naa ci li nga xam ne mun naa defar réew mi ne nañ ci jàngee dara te xam ne ñun ñoo mën a defar réew mi
te di ñaax mag yi nga xam ne ñoo nekk ci gannaaw xale yi boot leen di leen pousse pour ñuy def yenn yi ñu ngi leen ay ñaan teggi leen seen tànka bàyyi leen te nit ñi spot nañ leen out gis nañ leen wane ngeen seen bopp wane ci parce que ñëpp di ko gis doo leen fi mënoon a xeex waa 3 years jot na barki Dembo Njaay ne ñoom ñoo bëgg a indi fitna ci dëkk bi ñoo bëgg a taal dëkk bi tey ngeen ëlbatiku waat ne la xale yi def Sanyang is right the same people go watch the timelines go watch the timelines they were the same they are the same people that said that before yéena ko fi waxoon de 3 years jot na léegi kon yéen you don't even believe in what you stood for that time believe leen dara personal interest yi ngeen war a bàyyi ne leen ko génnee xool leen Gambia gis leen Gambia te bàyyi interest génne leen seen bët ci président Barrow gis ngeen président Barrow boo leen ko xoolee dëkk bi wallahi dëkk bi du développe ki nga ko ngeen may ne he is not right for the country su bu leen xool ci moom xool leen li ngeen mën a xool leen li ngeen mën a pour defar réew mi fanaa loolu moo nekk li gën a important rather than ngeen ay pousse xale yi ngeen xam ne doo leen mus a pousse seen doom yi ci lu bon mukk li lee ma naxari seen doom yi yëpp a ngi am qualifications ñu ngee jànga ñu ngee dem school yu baax ñu ngee lekk lu baax di tëdd fu baax waaye yéen miy wax yëpp gisuma kenn ku ci tee doomam nii ci loxo ngeen àndaa ñoom ci ay protest gisuma kenn ku tee doomam nii ci loxo ngeen àndaa ñoom ci ay lakka place gisuma kenn ku tee doomam nii ci loxo di def ñaaw téef gisuñ ko te président Barrow fi maa tëjee ak yow bàyyil sa xel ubbil sa bët di la desee tuuti changes waroon nga ko mën a def Gambia dafa bari léegi njublankat Gambia dafa bari criminals dafa bari tappalekat di nga gis nit ku taxaw léegi ne dañ ko rob fekk moom moo lig moom mooy ring di ba moo def arrangement bi pour ñu rob ko yooyu yëpp am na fi de dinañ ñëw de am na yu ñu waxtaan yi de am na sàcca yi ñu dégg biir Gambia gaa yi ko lijjante ci suuf de pour nit ñi fa dañ leen sàcca te fekk sàccuñ leen am na yàqu-yàqu yi xew biir Gambia ñu foog ne yàqu-yàqu yi nit ñi leen ko def fekk ñoo ko def ci suuf gis nga Gambia dafa bari ñi nga xam ne ñoo am alal te ñoo gën a greedy yéen ñi am alal ñu ci ëpp doole yëpp ñu ngi liggéey seen kaw yéen mi amut ngeen alaawal leen ko gis nga yàlla ñu ne ba mu doon defar dafa defar ñetta mu laaj leen mu laaj tubaab bi mu ne ko waaw mu ne ko ma ngi laa defal su ma la defaree lan nga bugga ma def ko ci yow tubaab bi ne yàlla xam-xam déglu leen fii waay tey ba toj kaasi ba pare dem yàlla dafa defar ñetta dafa defar tubaab defar nit ku ñu defar arab ba waaye ba mu leen lay defal dafa laaj tubaab bi ana saa jëlal bii maa la ko may suñ paree ñu TikTok ko laaj tubaab bi ne ko ma ngi laa defar su ma la defalee yow lan nga bugga ma defar ko ak yow tubaab bi ne ko xam-xam mu daal di gestu ne arab bi ma ngi laa defar su ma la defaree lan nga bugga arab bi ne ko xaalis bu baree laa bugga xool leen tubaab bi de am na xam-xam de xool leen arab bi am na xaalis yàlla ne ko lu tax nga laajte xaalis mu ne ko dama laajte xaalis su ko defee lu tubaab bi defar ci àddina ma mun koo jënda lu tubaab bi am xam-xam lu mu defar ci àddina ma mun koo jënda tàccu leen lii li ëpp na ay ba ñëwee ci nit ku ñuul bi way suma dey fii laa la bàyyee ñu ñëw ci saawaay nit ku ñuul ñoom Anna Sarr ba ñëwee ci ñoom yàlla di leen defar ne lan ngeen bëgga ñoom Léemu Jóob ñoom Xadi Kinde suma gaañi ñoom Ruben Kool ñoom Ibrahima Kamara ñoom wooy yow bu leen faale
bu leen faale Fatou Cissé ñoom Fatou Cissé ñi ñëpp yàlla ñëw ci ñoom ne la waa yéen su ma nit ñi ñoon ñi lan ngeen bëgga ñoom impresse ja ñu laaj la ngeen bëgga nit ku ñuul ki jógee fële rek ñëw ne ko yàlla bëgguma dara waaye nay toppandoor rek man nay toppandoor te loolu ngeen ay def tubaab ba laajte na xam-xam jox nañ ko xam-xam bi lu nekk dina ko defar naar bi ñëw na laajte na xaalis lu tubaab dafa defar naar ba jënd ko nit ku ñuul bi ñu ne loo bëgga mu ne leen mi just follow yéen a ngi si follow rek yéen a ngi follow te follow bi njëriñu leen kon nag ma jël this opportunity pour leen wax Tara bu fekkee ekkati naa suma dina ngeen baal ma àq maa ngeen nuyu ñi nga xam ne fekk naa leen si bunti kër bi ndeysaan ñoom Ruben Cole ñu ngi ci biir kër gi nuyu naa leen Xadi ñaan yéen a ngi si biir kër bi Xadi Camara Tony Ndiaye ndeysaan ñoom Empress Dia nuyu naa leen ñoom Fatou Cissé ak ñeneen yéen ñëpp nuyu naa leen yéen mi si biir kër gi di jégalu rek comme ni ma ko waxee rek bu fekkee wax naa fi lu ma toos moo fekkee nag wax naa fi loo xam ne war naa ko ñu jàppee ko leen ba beneen yoon nag nekk xëy na rek naa ci weekend bi dinaa ñëw nag ndeysaan nag def tribute pour Papa Thione waaw jërëjëf yéen mi ngeen xam ne ne dugal ngeen stars gërëm nañ leen sant nañ leen stars yi ngeen dugal Elite Media man xam naa ne dinañ ko dugal fu nga xam ne am na fayda te dinañ ci askan bi dinañ ci njëriñoo di delluwaat di wax ne ñi ngi jàlle ñi nga xam ne ñoo jot a génn àddina surtout ñi nga xam ne ñu ngi woon Sanyang foofu noonu di wax ne ñu ngi leen jàlle famille bi yëpp di wax ne yéen leen yàlla xaare àjjana te yéexee ñu te di ñaan government di ñaan autorité si ñu gaaw cee def liñ ci war a def su ko defee nag ñu fi leen ci justice because family yooyu dañ deserve justice right now thank you. Go on a relaxing journey to invigorating wellness. Follow a serene style of nurturing spa therapies and unspoiled natural beauty. Welcome to the Olala Spa at Caraba Beach Hotel. Feel inspired by a renewed sense of wholesomeness and harmony from revitalizing and rejuvenating spa treatments. Be refreshed with healing skin and body treatments like the steam spa, hammam, waxing, threading, and so much more. Get your spa membership today and enjoy the VIP lounge with your weekly massages, monthly facials, manicures, pedicures, and other services. Share the gift of wellness with our gift certificates to your friends and families, or reward your employees with the Olala Spa gift. Olala Spa. Rejuvenate your mind, body, and soul. Call us on 51-00022 for more info. Olala Spa. Not just a spa, but a spa with a difference. Baby Mac, yo, na melni sukar ak leem. Ku dem bàyyi boromam day fande. Sama xol bi am la bañ la lay de. Naku ma lanom ni dem ak sutaane. Amul kenn waaye ya may daaneel. Jaral nga ma lay bambaane. Seeti ko gobul ma jam naane. You are the only one the rest of it. Baby girl I need your company. Nanga xam ne yaa may matale.